yéen a ngi ñuy topp ci Fafa TV. Fafa TV. ma doon ñëw nag ci ne li may tey Fou Malade boobu mu ñemee wax loolu jógee fa duggaat otom ndànk dem buntu këram wàcc dugg ci këram naan ataayaam reer tëdd li ko may loolu lan la ma ne kooku de warta donno ndeke nijaayam mu ngi ci biir mbooloo mi mu ne ma sëriñ bi nga ne xale bi warta donn ma ne ko déedéet warta donn de ci sariya mu ne ma ne ko warta donn ci gàttal dafa tënk wax ne ma ma ne ko mu ne ma miilaas ba séddoo. ni ñu leen ko dige woon institut Al Houda en ligne tàmbali na muy daara joo xam ne day jàngale alquraanul karim ak lu ci aju ci internet bi en direct. xanaa di rafetlu taxawaay yi Cheikh Mouhamed di taxaw ci wàllu jàngale ci ay anam yu wuute ba nga xam ne ñu bari tolluwaay ya ñu toll du tee ñu mën caa bokk. ubbil ko itam mag ñi nga xam ne itam dem nañ ba seeni liggéey ak seeni at moom itam am lu mu dox seen digganteeg yenn façon jàngin yi loolu lu am solo lu jar a roy la. fexe daal ba njàng moom fu waay mën a toll rek ak nu situation mën a demee rek ñu jàpp ndalal ko façon jàngin boo xam ne dana ko mën a jàngee. njàng mi ñépp ñoo ci mën a bokk. moo xam góor wala jigéen moo xam mag wala ndaw ak foo mën a nekk ci réewi àdduna bi mën nga ci bokk di jàng en direct nga xam ne individuel la yow rek yaay jàng doo ko bokk ak kenn heure bi nga tànn sa heure bi ngay tànn tamit yaa koy tànnal sa bopp. ñu dëppale kook emploi du temps bi njàng mi dafay diire 24 heures sur 24 jours yépp am na cours ba mu des jouru lundi. ay barab bi jàngukaay la ay nit a nga cay joxe ay dars yoo xam ne nit ñaa ngi koy topp di ca jàng yooyu yépp lu jara yittewoo la. buntub inscription bi ba léegi ñu ngi ko bàyyi mu tijjeeku ngeen mën a bokk si ci daara ji comme ni ngeen ko gisee mën ngeen dugg ci suñu site web alhudanet.com ngir am ci ay yaatal ci ay information ñu ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala defal ñu ci tawfiq képp ku bëgg a jàng alquran wala nga bëgg a mën a liir alquran wala nga bëgg a mokkal alquranul karim daara ji yow la ñeel ak foo mën a nekk yàlla nañ ci borom bi subhaanahu wa taala defal tawfiq wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. yéen a ngi ñuy topp ci Fafa TV. Fafa TV. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi wa man wala. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu imaam ñu ngi leen di nuyu tamit waa internet Fafa TV yëpp di leen jaajëfal ci bàyyi xel gi di wax ne tey moom suñu journaliste yi dañoo xaw am ngànt kenn ki daa nekk ca daara ja kenn ki am ngànt imaam tey dañoo ñëwoon fii ngir loo xam ne daanaka ñu amul lu moom mooy suñu diine ñi gis ne nii ñaari daal da ngay gis ko xam ni moom bu dee si diine reconnaître na ne xamul ci dara waaye day tëb wax ci la ko neex daal dégg nañ ci ku mel ni sëñ Modou Kara dégg nañ ci tamit Fou Malade muy li gën a bees nga xam ne seen émission bi ñu def fee TFM démb dafa am lu mu ci wax ci wàllu miraas ak yu mel noonu ci doomu njaalo incha allah gannaaw bu nuyoo ba pare ñu ñëw ci incha allah. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. suñ Faafa ñu ngi leen di delloo nuyu di nuyu sunu mbokki internet yi yëpp di leen ñaanal jàmm ak fu ñu mën a nekk ci biir réew mi ak biti réew mi suñ borom subhanahu wa taala kàttanal ñëpp ba li nga xam ne mooy yéene yu sell yi nga xam ne am nañ ko ci taxawalal lislaam kàddum yàlla jox leen kàttan luñ ko sottalee man na ko yomb na ko yàlla ñu ko yàlla defal ko ñëpp jërëjëf. suñu laaj moom xam naa ne ci fu ñu commencé donte wax ji am na ko ko waral waaye ñun lislaam lañ bëgg a laaj
waaw maanaam lan la jox kii askan daal maanaam tolluwaay lislaam ci askan moom naka la mel. jërëjëf sëñ Fafa ñu ngi santaat suñ borom subhanahu wa taala. askan ci lislaam ak ci mboolem diine yi nga xam ne ñoo fi jiitu woon suñu diine jii di lislaam dafa am solo lool moo tax diine yëpp yittewoo ko. bokk na nag ci li tax diine yi yittewoo ko lool mooy ay àtte yu ci aju mooy moom askan yoon wi nga xam ne ci la ñuy saxalalee askanoog doom ci baayam bu dul woon ak askan woowu du jàppandi ñu mën a wax ne diw mii di woy baayam loolu mooy li ci ëpp solo. bu boobaa daf ñuy may dootuñ askanee nit ki ku dul baayam bi maanaam askan yi dootuñ jaxasoo. ñaareel ba it askan buñ demee ëllëg ba xale bi doon mag dafa am yeneeni àtte yu ci ajoo mooy lu mel ni ki ab sëy ndax ci la ñuy mën a xamee kii war naa takk kii wala kii warul takk kii soxna si war naa mën a sëyal góor gi wala mënu koo sëyal. loola dafa bokk ci solos askan. askan encore dafa am ay toggeef ay responsabilités yu cay juddoo ndax buñ xasee askanee doom baay su boobaa responsabilité dundal doom ja day daal di taxaw waaye itam responsabilité yar doom ja yar boo xam ne mooy ba diina gërëm day daal di taxaw ba ëllëg ca kanam yàlla ci askan mi la ñuy sukkandiku bay laaj baay ban taxawaay la amoon ci doom ndax tegoon na ko ci yoon wa taxoon suñ borom bind ko wala tegut ko ci woon loolu yëpp day dugg ci solos askan. askan ci la ñuy demee ëllëg ba nit ki bu faatoo ñu mën a xam ñi koy doon ñan la bu dul woon ak askan loolu duñ ko mën a déterminer ak yeneen ak yeneen ak yeneen nag yoo xam ne bëri na lool ci li wane solos askan. moo tax askan lislaam da koy sàmm lool du nangu mukk ñu koy jaxase comme ni jur gi jaxasoo nga xam ne xàmmeewuñu ndey xàmmeewuñu baay xàmmeewuñu kecce des loolu dund bu fawda dund bu anarchie bu mel noonu askan moo ko fii dindi moo tax lislaam fonk lool askan sàmm lool askan ñag lool nag askan. ñi nga xam ne nag ñoo gëmut lislaam ñoom itam te bëgg a mabbu lislaam bokk na ci seen yitte ju njëkk mabbu askan. moo tax fi mu ne nii lépp luy jëm ci wàllu famille ñu ngi dox guddi di dox bëccëg pour famille mabbu tas ngir lan bu famille tasee société tas bu ñaar yooyu tasee yilif aw askan di leen lor di leen toroxal te kenn du jóg ndax yar ba nga xam ne moo leen doon jógloo ak askan wa nga xam ne moo leen doon jógloo base booba la ñu yàq moo tax xeex aw askan maanaam xeex ab société da caa bokk nga fexe ba askan ya mabbu. yaakaar naa ca gannaaw mos nañ fee def ay gëstu yu aju woon ci fànn googu ba doon ci tudd benn xalelu gëstukat doonte sax du jullit mu doon wane franc-maçon yi ni nga xam ne ni lañ yittewoo mabbu askan jaaree ko ci mabbu famille nga xam ne baay dootu am ndey dootu am
yaakaar naa xale boobu mu ngi tuddoon mooy complot contre Dieu. waaw mu ngoog complot vidéo bi noonu la ko tuddee le complot contre Dieu a beneen bi mu tuddee ko le complot contre la famille. contre la famille. Johan Livernet voilà. Johan Livernet la xale bi tudd. boo tax maa ngi en conseillé bu baax a baax ñi may déglu ñu bokkaat gëstuwaat bu baax dox ak jéego yi nga xam ne la franc-maçonnerie mondiale mu ngi koy def pour mabbu askan. boobaa nag dana ko jaaree ci ay star, dana ko jaaree ci ay nit ñoo xam dañoo am kaddu, dana ko jaaree ci ñoo xam ne ay mbooloo leen topp lépp rek pour lan banaliser askan, banaliser mooy yàlla ci kaw suuf ba nit ñi nekkaat ci yoonu iblis. sa tontu bi dama si xaw a déggee mooy maanaam l'islam bi muy ñàkk askan. pour bañoon maanaam li waral coow li am. ñoom tamit dañoo ñëw ñoom maanaam tasaare askan pour doomi njaalo yu bëri waaye ba pare ñu jaale bi ko waat di tuumaal l'islam. exactement. te l'islam da ko li taxoon muy wax dana doon ak du doon mooy pour ñàkk askan. ñàkk askan. léegi may laaj foofu noonu. maanaam waxam ji moom daanaka donte moom moo waral wax ji waaye man ndax borom xam lan mooy seen wax ci doomu ku judd ci yoon ndax borom xam-xam dafa am ay wax yu ñu ciy wax. waaw borom xam-xam yi wax nañ ci ay wax yu am solo. maanaam ci askanam ak yooyu daal. waaw ci loolu ñuy tuddee wala du zina. waaw borom xam-xam yi wax nañ ci wax yu am solo. boo toppee ku mel ni Ibnul Qayyim wax na ci rahimahullahu tabaraka wa taala bi muy wax ji mu ngi ko commencé ci am solo askan ci ne saxal askan àq la yoo xam ne yàlla ko moom ndax yàlla moo saxal askan foofu la commencé moom kon yow mi nga xam ne yaay dajji askan su boobaa yaa ngay dajji lu yàlla saxal bi maanaa kon da ngaa weddi yàlla subhanahu wa taala mu nga ko boobu rek doy na ci liy wane solos askan buñ ciy waxati ñu bàyyi xel ne kooku ñuy tuddee ne amul maanaam dafa juddu ci lu dul yoon yàlla subhanahu wa taala moo ko xañ askan yow mi ko bëgg a jox nag saxalal ko yaa ngi contredire sa borom bi maanaa da nga dajji lu yàlla saxal bu boobaa nag da ngaa bëgg a saxal kon yow sofaanub la yàlla saxal ñoddoog yàlla ak xëccoog yàlla foofu la mën a yem ku toll ni sa borom saxal nga ñëw dajji kooku musiba la moo tax borom xam-xam yëpp dañoo dëppoo ci ne cosaan ci saxug askan ci sëy lay juddoo sëy boo xam ne dañ koo takk ca na ko sariya diglee noonu ni la ñuy saxalee aw askan bu boobaa nag doom joo xam ne dafa juddu ci biti sëy borom xam-xam yi yëpp dañu dëppoo ci ne doom jooju doomi njaalo lañ koy tuddee bi maanaa dañ koy xañ askanoo ci baayam yaayam lañ koy askanee bokk na rek ci logique bi wane loolu rek mooy xale bi nga xam ne dafa judd ci lu dul ab sëy yaayam ja ko jur wëlbatiku ne diw sàngam mu góor ma leen laa àndal ba mu am ak moom doom maandu wadi ga ko dab ba mu jël ëmb ci lu dul ab sëy bu jaar yoon mu askane ko góor gu ko neex maandu wadi googa mën na koo dal mu jaxasoog yeneeni góor yu bari yoo xam ne ma nga doon caaxaan ak ñoom comme ni mu caaxaaneeg waa ji mu askane doom ji moo tax suñ borom subhanahu wa taala cib yar bu mu bëgg a yar askan wi mu ne kon doom jooju dafa gane àdduna ci anam gu lëndëm bu yaay janee diw mii la it day naan ko nii nga waxee ne diw mii la
te yoon aaye woon la diw mii ndax ab sëy doxul seen diggante jamtalu na nga jaxasoog yeneen i diw yu kenn xamul nañ toll moo tax kooku duñ ko askane diw mooma bu fekkee diw moom da ko weddi ñu ñëw nag ci saxuk askan ci sëy boo xam ne dafa jaar ci yoon loolu laa wax ne moom borom xam-xam yëpp ci dëppoo boo demee ci Zadul Maad noonu la ko Ibnul Qayyim waxee rahimahullahu tabaraka wa taala borom xam-xam yi nag am nañ tuuti wuute ci doomi njaalo jooju juddoo ci contexte boo xam ne nekkul contexte islamique ñu bàyyi xel li nuy wax bu baax comme contexte bii nga xam ne dafa nekk contexte bu laïque islam amu fi kàddu islam attewu ko munu koo atte ndax ñun xeet wi nga xam ne ñoo dëkkee réew mi ñoo wut aw yoon wu waroog sharia ne ci la réew mi jaar contexte boobu day waroo ak contexte boo xam ne bu lislaam yëlif la moo tax boroom xam-xam yi bu nuy wax dañuy bàyyi xel ñaari contexte yi bu dee ci contexte boo xam ne lislaam moo ko yëlif moom sikk sàkka amul ne doomi njaalo du doon kenn du ko askanee itam nag kookee di ko askanee boppam wala yaay ja di ko askanee naan yaa ko jur doonte nangu na ko bu dee ci contexte islamique duñ ko nangu boobaa kay la nuy njëkk a toppatoo mooy yow góor gi nga xam ne yow yaa nangu ne yaa jur doom ci dañ lay daal di woo ci kanam yoon seet say mbir bu fekkente ne célibataire nga bu mosta dugg néegub sëy boo xam ne àndoon nga ak soxna sa sangewu ca bu boobaa yow la ñuy njëkk a yittewoo say mbir ba xam bala ñoo yittewoo askanu doom ji yow dañ lay taxawal ci kanam yoon dóor la téeméeri yar tumuraankellam at bu fekkente ne xaadi ba gis na loolu bu doon ci contexte islamique moom loolu la ñuy njëkk a yittewoo bala ñu wax naan jur na ko juru ko amma nag bu nu seetee ki nga xam ne moom lañ askanee doom ji mu nangu ne maa ko jur bu doon ci contexte islamique moom du fekkee fañ koy askanee doom ja mu naan maa ko jur ak jur ma ko ndax islam da koy atte comme nangu na ne moo caaxaan ak soxna si rek jëmmi nangu ga dañ koy teg atte rajmu mooy dañ koy jam ba mu faatu bu fekkoonte ne ci contexte islamique la. kon foofu mën naa fa laaj beneen laaj. mooy su ma la déggee masalan ñi jël misaal ñi ne bu doon Arabie Saoudi la. voilà. ñi ne l'islam moo fay dox. ku njaalo moom dañ koy bu dee ku am comme ça soxna la faral dañ koy rey. moom sikki sàkkam ci. léegi bu dee fii la. am na soxna waaye kenn reyit ko ndax fii ñin contexte léegi la ñuy dund. exactement moo tax kenn du ko rey. moo tax Baye jaa ngi dund. léegi est-ce que l'islam ñàkk atte baay ji tamit. loolu kon dana tax léegi ñu comme kii waxi waa ji nii. est-ce que du am tamit moom ay cëslaay maanaam kon xale bi daal est-ce que mën nañ ko xañ miraas comme baay ji reyuñ ko ndax l'islam attuwul baay ji di atte xale bi. waaw l'islam dañ ko xañ kàddum bu boobaa bala ñuy wax ci problème mu contexte bi ak xañ xale bi dana doon wala du doon. dañuy njëkk a yitte woo li waral loolu ci réew moo xam ne ñooñ diinaa fa dëkkee à 95% loolu la ñuy njëkk a yitte woo ci masala bi lan moo may réew moo xam ne nee nañu ay jullit lañu à 95% góor mën faa njaalo ak jigéen ba am ak moom doom am fitu taxaw ne maa ko jur te tigatu toj ba sax benn waay bu mel ni kii nga tudd
taxaw di wax naan njaaloo nit mën na koo def pour faj soxlaam ndax mën na koo fekk ci dem di violer moom moomu wax ji su fekkonte ne dans un contexte islamique la moom dañ koy daal di woo léegi ci kanam yoon. moom li mu wax moom jar na leer la waaye contexte ba nga ko waxee moom dafa ñaaw moom maanaam amul. dafa ñaaw ndax moom dafa dagal na njaaloo la def. waaw te tamit te di nee na ab jullit la. émission bi ñuy wax ñu ngi doon wax si wàllu avortement médicalisé da ngay sentir ne dafa mel ni beneen côté bi lay dëgëral ba moo ko yóbbee wax ji. comme exactement c'est-à-dire nit yenn saa yi boo maanaam li ñu naan kalimatul xaqi turide bil baat mooy la Moustapha Diakhaté ba muy wax si sëñ Ousmane Sonko ba far. dugg si ëpp woy jur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ndax yow li ngay wax mu ngi nii lu ci yóbbu diw sàngam ma nga xam ne kenn xamul fa mu nekk. voilà ak lu ci yóbbu dem ba naan ay imaam a ngi koy def. voilà ay imaam boo duggee si kër imaam yi ña ngi ko fay def. ak yooyu ak boo demee Saoudi ñu ngi ko fay def. Imaaraat ñu ngi ko fay def. waaw ba di waxaale tamit wàllu kii comme ça xaw ma nu ñu koy ci mooy pile yooyu jigéen daanaka di ko tëkkale ak avortement médicalisé. loolu yëpp damay jàpp rek ne ba ñaari mbir moo am. maanaam kenn ci ñaari mbir moo am benn bi mooy ñàkk xam diina ak ñàkk a xam wax boobu gravité bi mu am ci diina ndax jàpp naa ne bu fekkee ne nee na jullit la bu xamoon lan mooy diina xelaatul mukk wax loolu ak ni mu ko waxee nag muy daganal njaaloo bu fekkente ne xam na diina nee na dañ naan kon dafa ànd ak ay lobby yoo xam ne maçonnique lañ ndax ñooñu ñooy woote pour lan doomi njaaloo ñu saxalal ko askanam lobby maçonnique bi moom ak lobby laïque bi ñoom loolu ñoom dañ ci milité moo tax jullit war naa bàyyi xel bu baax ne man damay dund ci contexte laïque tekkiwul ne man damay tekkee ko ci l'islam man damay dund ci contexte laïque tekkiwul ne man lépp lu ma neex léegi mën naa ko wax ci l'islam donte day contredire l'islam donte day contre l'islam loolu dafa jar bàyyi xel bu ko defee kon nan bàyyi xel loolu maa ngi ko koy bàyyiloo xel di ko bàyyiloo xel sunu mbokk yi yëpp ma doon ñëw nag ci ne li may tey Fou Malade boobu mu ñemee wax loolu jógee fa duggaat otom ndànk dem buntu këram wàcc dugg ci këram naan ataayaam reer tëdd li ko may loolu lan la wax bi garaaw na de lii mu wax garaaw na torop waaye nag li ko préparé contexte bu mu ko mën a waxee mu gën a garaaw waaw maanaam wax boo xam da lay génne ci diina garaaw na lool waaye nag ki la préparé contexte boo ko mën a waxee te tiga du toj kooku lam def moo gën a garaaw fuuf li Fou Malade def moo tax man foofu laa bëgg a insister. kon yow da nga bëgg wax ne am na ñoo xam am na responsabilité daal. ñi ko préparé contexte bi ba mën a wax lii te tiga du toj. ñoo ëpp fuuf responsabilité. léegi ñooñu moom ñan la ñooñu nag mooy ñun jullit ñi nga xam ne tey ñoo d'accord ci ne kàddu kéefër moo nuy àtte bu ñu xasee nangu ne kàddu kéefër moo nuy àtte bu boobaa nag nañu jël sunuy responsabilité ci ne lépp loo xam ne nag kéefër wax na ko kéefër saxal na ko waaye day sax de waaw day sax. moo tax Fou Malade dafa war a tuub delluwaat ci yàlla subhanahu wa taala te xam ne kàddu gii mu wax kàddu gi génnee nit ci diina la waaye ñun société bi ko préparé le contexte bu laïque bii ba nit ki mën a wax loolu ñu nit dañu war a tuub deltu gannaaw ndax sunu yonentu di sunu kilifa di kilifa ak sunu kilifa yi sallallahu alayhi wa sallam contexte ba mu préparé woon ku fa waxoon wax ju mel nii nga xam ne moom la Fou Malade wax dañ koy tuubloo ci saasi bu tuubul ñu teg ko ci yoon contexte bu mel noonu moom la sunu yonentu sallallahu alayhi wa sallam préparé woon fekkut ko fa woon nag dafa fekkoon contexte bu mel ni bii Fou Malade di waxee moom la fi yonentu bi fekkoon sallallahu alayhi wa sallam milité daj ca coono bu ne ba xëy
islamiser waat contexte ba ñu mën a appliquer ca contexte ba révélation bi nga xam ne moom la ko suñu borom joxoon. moo tax wax bi grave na lool waaye li ko waajal nag ba mu mën koo wax te tiga toj moo gën a grave loolu laa bëggoon wax ci fànn googu. ma door a ñëw nag ci laaj bi mooy nag contexte bu mel nii nga xam ne ñun ñoo ko préparé suñ bopp ñu laïciser ko te laïcisation buñ ko waxee mooy génnee loxol yàlla subhanahu wa taala ci société bi. ni nga laajee laaj bi dafa jar bàyyi xel lu baax. baay ji nga xam ne moo ko jur nee na moo ko jur boog lan la charia waxoon ci moom ñu ne bu dee ku mos a dugg néegub sëy dañ ko waroon a rey moom lu tax reyuñ baay ja moo di ne sunu sëriñ si tey dañoo amul kàddu diina dañoo mënta appliquer diina ci kaw waa ji ci kaw baay ji ki ne moo ko jur ñii aar diina tey kilifa yi diina yi dañoo am l'incapacité ci doxal attey diina ci kaw baay ji maanaam ci kaw ki ne mooy baayam boog te la leen xañ kàttan luñ mën a attee kii ne moo ko jur bu boobaa nag moo leen di xañ atteb xañ kii ne moom la jur ndono ak askan. kon da nga bëgg wax ne xale bi contexte bii ñu nekk mën na doon. waaw parce que dans un contexte laïque préparé nañ ko ba pare day doon contexte bi moo ko doon loo man daf ma dal ci benn miraas xam nga fàttaliku ay miraas sax waaye bi ci gën a reelu mooy bii nga xam ne damaa dem ñu ne ma kii ngay bëgg a miraas nag am na lu lëndëm ci gannaawam ma laajte loolu lan la ñu ne ma dafa am ci doom bi koo xam ne juru ko ci yoon. biñ dalee miraas yi ma laajte loolu ne mbaa ñi nga xam ne yëpp ñoom la ñu jàpp ne ñooy ay doomam mbaa sax na ne moo leen jur ci yoon am ñu seede ne am na ci xale boo xam ne day moom judduwul ci yoon. ma ne kooku day warta donn ndeke nijaayam mu ngi ci biir mbooloo mi mu ne ma sëriñ bi nga ne xale bi warta donn ma ne ko déedéet warta donn de ci sariya mu ne ma ne ko warta donn ci gàttal dafa tënk wax ne ma ma ne ko mu ne ma miilaas ba séddoo ma ne ko mu ne ma miilaas ba séddoo am na ci beneen boo xam ne ba ma dalee waa ji daf ne ma waaw xale bii ngeen wax ne du donn lu tax du donn ma ne ko sariya moo ko xañ dono mu ne ma sariya moo ko xañ dono ma ne ko waaw mu laaj ma laaj bu doy waar ne ma waaw kii ñu ne mooy baayam bi mu koy am mu ngi amoon na soxna lu sariya waxoon ci góor gu mel noonu am soxna njaalo ba am ak moom doom ji ma ne ko sariya daf noonu nañ koy rey dañ koy jëm bam dee mu ne ma lu tax attewu leen ko woon jëm ko bam dee dégg nga laaj bi de ma ne tekk ma ne ko waaw loolu ñun dañoo amul kàttanul atte ko ndax yoruñu atteb sariya mu ne ma est-ce que kon duwul ne li leen xañ kaddu pour mën a atte baay ji moo leen di xañaat kaddu pour mën a atte doom ji ba xañ ko miraas comme moom nee na doomam la nangu na ko booba nag laay door a def prise de conscience ci wàllu contexte mooy lii nuy waxtaanee tey bi ma ñibbisee miraas moom noonu laa ko bàyyi miraasuma ko bi ma ñibbisee nag laa commencé waat di def ay gëstu di def ay gëstu ba gis li borom xam-xam yi wax ci contexte ci ne l'islam contexte boo xam ne attewu ko maanaam contexte boo xam ne moom duwul ne ay atteem moo fay dox. comme Sénégal gii ñun day ay jullit lañ li charia wax lañ gëm waaye nag malheureusement li ñu wax ci suñu làmmiñ dañoo jëf lu woroog loola. muy lan samp contexte boo xam ne moom daf ne du jullit dafa weddi li l'islam wax moo ñu dal de
ma gis nag borom xam-xam yi wuute ci am ci ay wax yi boo ko doon topp mooy borom xam-xam yëpp dëppoo nañ ci ne doom day juddoo ci sëy bu jaar yoon door doon loolu mooy benn loolu moom kenn sikki sàkkawu ci ñaareel bi ñu ne bu fekkente ne contexte bi dafa mel ni bu Sénégal bii nga xam ne nit am na sañ-sañu njaalo ba am ca doom wëlbatiku ne maay baayam ñu ne foofu nag su boobaa borom xam-xam yi dañ fi defaat dañu bàyyiwaat xel contexte bi am fi wuute bu njëkk bi borom xam-xam yooyu dañ ne kii mu njaalool ba am ak moom doom dañuy seet ba xam am na jëkkër ñu ne su fekkee ne nee nañ ndaw si am na jëkkër waaye góor gi njaalo naag moom ne doom ji maa ko jur bu boobaa al waladu lil firaash jëkkër ji lañ koy bàyyee loolu mooy benn bi ñoo ñoom dañuy wax ne al waladu lil firaash noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee walil aahiril xajar ñenn ñu ne xajru mooy yiir ko xajar nag mooy dañ koy jàmbam dee kon fii itam borom xam-xam yi dëppoo nañ ne nit bu amee soxna keneen njaaloog moom doom ja juddu mu xëccoo ko borom kër ga ci contexte boo xam dafa mel ni suñ contexte bi muy bu layik doonte contexte bi dañ ko laïcisé jëkkër ja la ñuy wëccee doom ja muy ñaareelu masala ñetteelu masala bi mooy kii ne moo jur doom ji soxna si mu wax ne moom la ko jural soxna soosu nekkul ci sëy bu boobaa itam ñaari kuréeli borom xam-xam moo ci aju dañ ne doonte contexte bu mel ni Sénégal gii la nga xam ne contexte bi dañ ko laïcisé doom ji du am baay loolu moom la lu bëree bëri ci borom xam-xam yi wax waaye nag teewul contexte maanaam masala bi ba tey wuute bi aw nit ne comme soxna si amul jëkkër te contexte bi maye na njaalo ak góor am ak moom doom yéen ñaar ngeen nangu ne yéen ay baayam ñu ne su boobaa nag comme yéen a créé contexte ba yéen a créé ba tey lu mel noonu mën a juddu bu ko góor ga ne maay baayam dañ koy bàyyee kenn du ko tee mën a doon borom xam-xam yee ne kay kenn du doon mo ñi leen ne kay day doon ndax yéen a créé contexte boo xam ne nangu na mu doon nga boo demee ci ku mel ni kii Cheikh Ousaymin ci borom xam-xam yu yàggut yi la bokk saxal na loolu ndax nee na contexte bu mel noonu doom ja dañ koy bàyyee ak doom ja Ibnul Qayyim mii nu waxoon itam saxal na wax bu mel noonu ak yeneeni borom xam-xam yu bari yoo xam ne wax nañ ne dañ koy bàyyee ka wax ne moo ko jur bokkoon na ci ñi daan wax loolu Ishaq ibnu Rahawayh comme nee na baay ji woote na ko dañ ko koy bàyyee Alxasanul Basri rahimahullah wax na lu mel noonu nee nañ loolu itam mooy mazhabu Urwatu ibnu Zubayr mooy waxu Suleymaan ibnu Yasaar boo demee ci Zaadul Maad da nga ci fekk wax ji ma la wax kon yaakaar naa jarul guddal même ku mel ni ki Ibnu Taymiya rahimahullahu tabaraka wa taala loolu taalubem bi wax muy Ibnul Qayyim wax na ko ne comme contexte ba mënu na ca am doom ne maa ko jur boobaa dañ koy bàyyi doom kon wax ji yàgg na ndax ñi nga wax moom yàgg na fi wuute bu fi masala bu rëy la
moo tax man bi ma ko gëstoo ba gis lii yëpp laa ne man nag maay dund ci contexte boo xam ne comprendre ma ko woon waaye comme contexte bi da koo mayee te waa ji faatu moom noon na moo jur doom ji su boobaa lii ci lenn ci borom xam-xam yi wax kenn du ko mën a dindi rawatina nag contexte bi moom saxal ko bu boobaa nag ñoom ñii wax lii dañuy wax ne njaaloo nam xaraamee woon ci jullit ci contexte bu ñu islamisé noonu la xaraamee ci jullit ci contexte boo xam ne islamisé wuñ ko loolu moom na leer léegi kay mooy comme xas nañ créer condition yi may nit ñi ñuy njaaloo di am doom di ko askane seen bopp nañu subir conséquences yi njaaloo ngay xaraam ba tey askane doom ku dul baayam ma ngay xaraam ba tey waaye xeetu Sénégal nag tey ñoo dajaloo créer constitution boo xam ne maye na loolu xaw ma li wax leer na am déet mu ngoog jërëjëf maanaam ñu gàttal ko noonu xam naa masala bu yaatu la boo xam ne gudd na lool li ci borom xam-xam yi wax leer na nañ daal kon moom li mu wax moom du borom xam-xam bi wax maanaam waxam ñu lañ naan li lislaam di wax naan da ngay xam balaa ngay jëf waaye moom dafa nekkoon koo xam ne da doon wax rek sama koo xam ni manqué na respect li mu gëm li mu woote moom la respecté wul ngëmam waaye nag buñ ko doon xool si contexte l'islam lu ñu mën a débattre la waaye moom débattre waaye dafa wax pour contester asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi ñëw fii ci benn village bu ñuy wax Booli Kër Mandaw Booli Kër Mandaw ñu fekk fi nag suñu benn mbokk ci lislaam mbokk ci pas-pas mu nekk ci benn xat-xat boo xam ne jombul kenn ndax wér ak tawat ñu ànd waaye xat-xat bi nag dafa wàcc ci kaw soxnaam ñoom ñaar ñëpp tamit ñu nekk ñoo xam ne seen yëngatu guddeeg bëccëg ci njàng la aju ak ci góorgóorlu ci alquran ak sunna yenent bi sallallahu alayhi wa sallam. nattu bi moo di ne sama soxna ci boppam moo tawat tawat bi yàgg na lool te métti na it lool. depuis kañ la woon. tawat bi mën naa wax ne bi ñuy gisee feebar bi faju nañ lu yàgg sax waaye fi ñu découvrir feebar bi xam dëgg-dëgg feebar bi lu mu doon depuis 2016 la 2016 ba léegi 2016 ba léegi lañ découvrir feebar bi li mu doon. feebar bi lan la. feebar bi moo di ne ci yaxu pooj bi fi mu korosante ak yaxu ndigg bi ci bopp yax bi moo bënn loolu ñu ngi ko xamee gannaaw bi nga xamante ne dem nañu hôpital Fann ci benn centre bu ñuy wax ordre de Malte ci biir hôpital Fann la nekk ay orthopédistes ñoo fa nekk di faj bi ñu demee foofu ñu rajo ko gis ne problème fémur la am te moo di ne yaxu pooj bi fi mu korosante ak yaxu ndigg bi bopp yax bi dafa bënn mu àndil ko jafe-jafe yu metti ci dox activité yu bëri mënatul ko daan na jàngale sax waaye mënatul continuer activité yooyu man mi ci sama bopp mën naa wax ne li gën a tax ma démissionné fi ma doon jàngalee pour jàppale ko la lan lañ leen wax ne mooy coût bi nga xam ne ci la ñu mën a defee opération bi. waaw léegi bi ko docteur bi xoolee ba pare ba jox ñu résultat bi nañu kii daal faaw mu def opération ci laa ko laaj nag ne ko opération bi moom nu muy demee mu ne ma di nga préparé de ak doole ma topp ko di ko laaj mu ne ma daal opération bi daal dana dem ci lu mat 1 million yu teg foofu jaaxle naa trop jaxasoo naa trop ndax yàlla deful loolu nekk ci man deful tamit loolu nekk ci sama gannaaw maanaam ci samay mbokk waaye nag xam naa ne jafewut yàlla ndax ñàkkul ne am na ay mbokki jullit yu mu ko teg ci seen loxo dégg nga lu toll ci 1.540.000 mooy li nga xam moom moo nekk ci facture yi muy nii bii mooy 500
540 000 boobu mooy 540 000 léegi 540 000 yi lan la. ñu jóg nag pour soññ suñu bopp soññ suñu mbokk jullit lu ko waay mën a dimbalee te yàlla tax ci mu mën a faju ba delluwaat ci néegu sëyam delluwaat ci ay activité am ñoom ñaar ñëpp nag yàlla dogal na xam nañ leen bu baax ndax ñoom ñëpp ci suñu école bi ma tudd léegi bi may commencé foofu la ñu jàngee ñoom ñaar ñëpp ñu ngi fa commencé ci 6e secondaire ba terminal ñoom ñaar fa la ñu amee seen bac te 6e secondaire lañ fa commencé donc xam nañ leen bu baax ñu yaru lañ ñu am diina lañ lu waay mën a leen ma waay mën a jàppalee na ko def te yàlla tax wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. allahumma salli ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yéen a ngi ñuy topp ci Fafa TV. Fafa TV.